la ëpp day waaw baax na ci laax mu tàng de la Soleil yéene kaa ne autoroute à péage ba de Ndakaaru Ndiaye jël Diop jam ñaa jóg aéroport international Blaise Diagne waaw jàpp leen ne capital boobee téeméer boo jël ñaar fukk ak juróom ya day léegi na nguur gay borom ñaf yéene kaa gi ne gis nga autoroute bi le waaw suuf si nga xam ne kon foofee la tubaab yi teg sa kaw tali ba day waaw at bu ne léegi tubaab yi dinañu jox nguuru Sénégal gi la juróom-ñetti téeméer ci ay millions laa la wax waaw te xam nga contrat ba ñaata ca nekkoon 1000 francs ñaari téeméer lii du dëgg maa la wax lii 1000 francs la ñu doon jox at bu ne naan somme symbolique déggal ma lii rek termine yéene kaay de dëgg la de dama ne la autoroute à péage ba day waaw ndax yàlla waaye ña ngay fay nag léegi nguuru Sénégal gi la juróom-ñetti téeméer ci ay millions laa la wax at bu ne exclusive yéene kaay de léegi kay gagnant la le témoin yéene kaay ne ko dëgg la waaye lii dëgg tamit day termine yéene kaay nee na mooy gis nga wàllum corona ji temps yi wàññeeku na de dëgg la waaye cat li nag ci Sénégal gi la mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ci dee allahu akbar daanaka léegi jege na junni ci ay doomu aadama laa la wax 1000 morts inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yéeni kaay dee média gi ne lu jëm nag ci wàllum garab gi nga xam ne wala piqûre bi AstraZeneca bi waaw lëf la de dama ne la mbiré de parce que kilifa ci boppam kon fañ ne kon juguñu fa ba léegi ne la déedéet docteur Mamadou Ndiaye nee na scientifiquement waaw amul dara lu tegu ci kaw taabal ji la luy wane ne mbir mi kon day def ay effets secondaires waaw le Soleil yéene kaay ne moo tax it agence européenne du médicament waaw ña ngay def nag ay enquête kon ca mbir moomee le témoin yéene kaay ne waaye nag bu ñu sukkandikoo ci ay borom yi xam-xam ñu nekk ca ministère de la santé googe nee nañ nguuru Sénégal gi dana continuer kon di jëfandikoo AstraZeneca googe en attendant organisation mondiale de la santé kon ca wax termine yéene kaay ne waaye auto politique ba tam taa yëngu na de lool dama ne la gaañaa ngay dox di dem ak dikk ak di dem ci biir réew mi ak yooyee waaw opposition bi day doole ji nga xam ne kon moom la ñu yoroon ni lée daal dinay dellu soirée si seen jàkkaarloo ak président Macky Sall mi lée waaw dama ne la xoolal démb Ousmane Sonko mi lée daal dinay seeti kon Khalifa Sall moom Khalifa Sall moomee waaw nee na ñun politicien bu ñu jugul woon jàppale Ousmane Sonko mi lée bilaay dinañu ko réccu laa la wax Khalifa Sall ne waaw parce que yow fii ñaata opposant ñoo duggul ci kaso bi lu ëpp na tuuru saa si fii Dakar Times ne Sonko Khalifa Sall moomee d'accord nañu de ngir Macky Sall mi lée daal di fii jugee na dem moom Khalifa Sall moomee ci direct news waaw nee na calendrier républicain bi ci boppam kon dañu ko war a respecté 24 heures yéene kaay ne gis nga élection locale yooyee waaw dama ne la population bi ci boppam ñoo sentirul seeni loxoy maire ci lu jëm nag ci wàllum yokkutewu seeni gox dëgg la parce que ñi gën a bëri ci suñuy maire amuñu benn lecture ci lu jëm ci wàllum koom-koom gi lée lalu ci seeni gox tribune yéene kaay ne gis nga coowal Ousmane Sonko bi lée waaw moo yëngal caati yëngal dëkk bi de waaye boobee fekk na sénégalais dañoo meloon ba maara di gaali laa la wax dëgg la parce que xoolal ma Khalifa Babacar Sall Guy Marius Sagna Karim Wade ak ñeneen ñu daal di leen xañ seen ak seenu yelleef jël leen tëj leen ci kaso bi lée ci lu ju tegul fenn nag laa la wax jaay doole am na ci geneen wet ga day ñoom Mamadou Diop Decroix Abdoul Mbaye Alhaji Malick Gakou Thierno Alassane Sall Déthié Fall Barthélémy Dias waaw ña ngay organiser wu ngir taral xeex bi ci kaw Macky Sall laa la wax waaw mbir ma jeexul de déedéet parce que ca geneen wàll gale Bougane Gueye Dany moom ma nga jël léppam lal ko ci wàllum social jël ay millions diggante Ndakaaru Ndiaye jël Diop ak Ziguinchor Ndofane gale ngir jàppale njabootu ñi nga xam ne ñoo loru ci manifestation yooyu libération yéene kaay nee na am na benn xale boo xam ne bal lañ ko dooroon day mujj naa dee allahu akbar ca Bignona la Chérif Mané lay wuyoo xale ba day mujj naa wuy ji boromam laa la wax sur ko di yéene gaañaa nga jëm na ci booloo de opposition bi parce que Ousmane Sonko bi la rëdd na yoon wax Khalifa Sall ak ña moo àndal day dëggal nañ yoon wax Le Quotidien yéene kaay ne gars yi defar nañ benn projet Ousmane Sonko Khalifa Sall ngir ànd defar benn front jàkkaarloog Macky Sall mi la waaye daa mel ni gars yi jubawuñ ci élection locale yi de Ousmane Sonko daa bëgg ñu dem ca élection locale yooyu Khalifa Sall moom dafa bëgg ñu defar fichier électoral bi ba pare ñaga si laa day waaw élection locale 28 mars 2021 bi lée waaw nguur gi bu ko naree a day dana defaraat beneen projet de loi last Ousmane Sonko day waaw daal dinay yokk nag ndox ci discours am bi lée ci France parce que njiital Pastef nee na ñun amuñu problème ak France de déedéet waaye Macky Sall moom na ko leer ne bu gaa yi jugaatee day mooy gën a mi ci lim fi dund dama ne la ñaareelu vague bee nar a gën a tar su dee Macky Sall liñ ko sant ni defu ko critique yéene kaay ne Ousmane Sonko day ma ngay yëngal nag ñaareelu yëngal gësam bu ñu génneewul ñu nekk ci kaso beeg yooyu dama ne la Ousmane Sonko jëf ak suba bi li ne la deuxième vague risque d'être plus dévastatrice que la première secousse allahu akbar dama ne la Ousmane Sonko nee na bu gaa yi jugaatee day booboo nar a gën a yàq li fi xew te waa kër Macky Sall ñoo ci xala yàqu rek boog suba bi ne manifestation yi ak yàq alalu jàmbur yooyu day Aliou Sall naxarloo na ko de rako Macky Sall bi ci boppam ne mais lii amul benn sens yàq ay bërëbu nguur gi yàq ay kayitu juddu certificat de mariage am ci ñoo xam ne seen bopp yi day tourné ñu traumatiser leen Aliou Sall ne mais loolee amul sens l'observateur ne pourtant ginnaaw na nooy waaw teewul Macky Sall ak Ousmane Sonko day ku ci nekk fa nga nekkoon ba léegi di parce que Macky Sall bëggul kenn ko teg pression ci kaw te Ousmane Sonko mi la nee na ko gis nga
ñaareelu vague bi la bu ñëwee gën a def lu gën a bon Malick Siré si ci exclusive yéene kay waaw nee na ko mais gis nga monsieur le président gars yi dañ lay kàcce de waxuñu la dëgg de parce que bu ñu la doon wax dëgg day DER bi nii financement yi doxee ni la du ni ko doxee te monsieur le président waaw gars yi waxuñu la dëgg de dañ lay nax parce que nag si sa nguur les scandales fonciers yi gën a bëri laa la wax te gis nga monsieur le président dañ lay kàcc waxuñu la dëgg koloon duñ la bàyyi ngay tànn ay magistrat ca cour des comptes gële te loolu musu am te gis nga monsieur le président sa gars yi waxuñu la dëgg de koloon dañ lay bàyyi ñuy organiser ay concours de recrutement inspecteurs généraux d'état waaye 2012 ba léegi ni la yow yaay tànn te gis nga monsieur le président waaw mbir mi nekkul tabax ay autoroute ak ay terre waaye yorin gu sell lañ la wax yéen kaa gi ne coowal Sonko moome ak Adji Sarr mais xoolal Pape Samba Sow avocat ba nee na fukki fan ak juróom laata dossier bi éclaté day man recevoir naa Adji Sarr di ko conseil yooyu Samba waaye bi na lu ma ko plainte ba Direct News ne directeur général SICAP day Mamadou Kassé dina mbananga ci lu jëm nag ci wàllum 100 000 logements yi lée ak wàllum financement beeg révolution sous secteur de l'habitat bi lé borom Tambacounda day moom sëñ bi Kassé nee na président Macky Sall ci boppam révolutionné na wàllum habitat googe waaw tribune yéene kaa ne waa des médias day door nañu mise en demeure waa CNRA ngir ñu indi ay gindi na ci lan mooy nday ñu tëjoon télévision bi lé Bougane Gueye Dany day PDG des médias waaw nee na Babacar Diagne lan moo tax kon nga jël yoon wi nga xam ne bindoo yëgaloo dajale ba na nga amee kattan googee nag ngi nit lañ amee ab kattanu bindu kalaamee ngir nga nii la loolu waaw wala di Mamadou Lamine Diallo day ci tribune yéene kaay waaw nee na xam nga lan moo tax ba Macky Sall mi la di delloo suñu démocratie bi nii ginnaaw waaw tey ma wax leen ko njiital tekki ne gaz naturel bi nga xam ne kon nañ koo gis ca Saint-Louis ke ak ca Kayar waaw moo tax ba Macky Sall di noot nit ñi ak a delloo wàllum démocratie bi ginnaaw laa la wax xanaa Macky xamul ne pétrole bi gaz bi ñëpp a ko bokk waaye nag na xam ne ak lum ñu noot pétrole bi moom kenn mënu koo fàtte déedéet parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal booloo ga nga xam ne Ousmane Sonko mu ngi koy sàkku ànd seex ki nga xam ne moom mooy Khalifa Sall ni ki démb la demoon nemmeeku ko bu ñu sa noppee ñu jàkkaarloo taskatu xibaar yi seen bëgg-bëgg moo di ab coalition bu mat sëkk daraay politique fii ci mballoo du ci ànd du ko defee nag ñu mën a jàkkaarloo nguur gi fi nekk loolee moo di seen bëgg-bëgg daanjaadu it jëmale ci manifestation yi nga xam ne moo fi amoon ci ay bés yi ñu génne lim nga yokku na sa Bignona jàppale ne kon benn ci ay xale bu nga xam ne nii dañu ko rek évacué woon gannaaw ba mu sa jële woon ay gaañu-gaañu ñu yóbbu ko sa l'hôpital de la paix bu Ziguinchor moom mujj na sa ñàkk bakkenam sa Bignona la ñuy desandi foofee de jàppale ne kon vice-présidente bu conseil départemental ba Gnima Goudiaby ci APR la bokkoon génn na fa jébbal na leen seen i dëbës la ko metti nag du lenn lu dul nañu doxalee rek ci manifestation yi te nag ñu gis ne loolee warees naa mën a ñàkk looloo sabab sax mënees nañu wax ne tey jii limug ña sa faatu foofee ca gox ba ñu ngi toll si ñeent ca département ba am nañu ay xibaar yu yees jëm ci Ousmane Tounkara moo di doomu réewum Sénégal ba nga xam ne dafay faral di yëkkati ay kàddu yu ñagas jaarale ko ci internet bi ñu ngi xamal ne kon mi ngi ci loxoy service yu immigration donte ñu ngay xam ne kon yàggatul dara daañ ko jébbal nguuru ko Sénégal daañ si àndax sunu ndaw la ñu nekkal foofee di Mohamed Seydi tàggat yaram bu ñu sa tolloo Pape Manta Mboup lañ si àndal fas ne kon daal képp yéen kay xëy dëxëñ ak El Hadj Ahmed Aïdara ngeen taaxirlu ñu wàcc si tali bi saytu dem beex dikk bi ñëwaat. Voici Trafic News. Trafic News ñu si àndax Aba Diatta foo toll ak circulation bi nu mu fa demee. Voilà, merci Mambay Ndiaye. Nous avons progressé. Jaar nañ sànq rek fi nga xam mooy rond-point bu Cambérène. Ça se complexe sur tracé pour ceux qui ont choisi de rallier rond-point Cambérène nga bàyyi ko Pikine Case bi Maris nga wàcc foofule am na ay jafe-jafe yu la fay xaar laata loolu jaar nañ sur le boulevard du Centenaire de la commune de Dakar pour ñu bàyyi ko rond-point Sud si bëgg a progresser vers fi nga xam mooy Seras ak si boobule à hauteur du rond-point am na quelques ralentissements tali bi xaw a jagadi su ko defee aussi gros porteur bu mal garé ci ak si boobule ñoom ñooy yéexal tuuti dem bay dëkk bi dans les deux sens boo ko weesoo mën nga progresser ba ci cafétéria mooy jël échangeur bi moo lay may accès au niveau du rond-point Cambérène jaaree ko Dalifort pas de souci à ce niveau. Par contre sur la route nationale on nous signale que c'est compliqué sur l'axe Diamaguène vers Fass Thiaroye ça se complique sur xaaj boobu yéen ñu nam jaaree foofu si vous êtes très pressé il faudra emprunter la route des Porcheries da nga ñëw ba rond-point Sicap Mbao jaaree ko Thiaroye-sur-Mer société africaine de raffinage mu muccal la ci yooyu la jafe-jafe nga génnewaat sur la route de Yaraax Mambay Ndiaye.
C'était Trafic News. jaajëf Aba Diatta mu mel ni kon daañu àndaax waat yow laata ñuy ndaat képp bii la jotaayu xibaar di la matinale mu mel ni kon yenn say ponk dañu koy jukki fas yéene ko waxtaanee ànd Cheikh El Hadji Mamadou Mansour Diop ak Birahim Diadji Touré niñ leen ko waxee ci ndorteel li Ousmane Sonko moom jiital Pastef moom nag mu ngay wéyal tànk jàmm yi nga xam ne mu ngi koy dox jamono ji ngir nemmeeku ji. fi mu ne nii c'est l'intérêt national qui est en jeu kenn amatul droit nekk fii di régler ay questions subjectives diw jote na ak moom lii diw xalaatuma ak moom lii loolu weesu nañ ko. ñaareel bi mooy am na message boo xam ne askan wi daf ñu ko transmettre ñun ñëpp ci acteurs politiques yi mooy li muy xaar ci ñun mooy beneen façon wu taxawin ak beneen façon wu def politique. El Hadji Mamadou Mansour maa ngi lay nuyu. Ousmane Sonko Khalifa Sall coalition la ñu bëgg a taxawal boole si ñeneen ci ñu fare ci kujje gi seen bëgg moo di jàkkaarloo régime bi fi nekk. kan ak kan lay doon ban coalition lay doon mais quel que soit war naa am opposition pouvoir bi itam tàmmal boppam xajoo opposition. loolu mooy tax démocratie am bu kenn nangu benn parti rek ci réew alors Sénégal sax du noonu lañ ko jëmbate du noonu lañ ko sose kenn ku nekk nag na nga bàyyi selon li jëmale askan wi kanam ñu ngi xaar si ne ay projet politique parce que xam nga li fi amoon nag ci ñu nekkoon jamono yi Macky Sall di soog a falu ñu bëri ñu woon ci opposition bi tey ñu ngi ci ànd ak moom ñenn ñaa ngi ci coalition comme Idrissa Seck woon ci parti réew mi dem ci Macky Sall ak ñeneen yooyu boo ko jàngatee da ngay xam ni opposition bu xaw a dëgër xawoon na des ci Sénégal mais donc bu fekkee am na coalition yuy mën a judduwaat pour jàkkaarloo pouvoir ci xeex boo xam ne wàllu idée lay nekk ñu joxe seen xalaat pas ay coalition bu ñu taxawal dong nag mais coalition boo xam ni day wax xalaatam ci fi réew mi toll ak jafe-jafe yi nga xam moom la ñuy jànkuwanteel parce que démb rencontre Sonko ak Khalifa Sall lu néew moo nañu faa séentu kàddu gu ñu yëkkati jëmawaale ko ci vaccin yi jëmawaale ko ci yeneen yoo xam ni Sénégalais yi ñu ngi koy jànkuwanteel te ba léegi nguur gi mel ni lu ci tële ci indi solution war nañ joxe seen xalaat ci ndaw ñi ak emploi des jeunes bi nga xam ni fi nekk ni solution la nguur gi di ci làmbatu te amagu ci pexe ñu def ci ay proposition mu ngoog ñu def ci ay proposition Khalifa Sall moom sa ndaje ma mu ngay sàkku ci ku jëkk politique yi waaye it ñi fare ci société civile bi ñu bàyyi xel bu baax lépp lu ñeel wàllum audit du fichier électoral waaye it élection législative yeex locales yi nañu ko rek tëggee nañu si bàyyi xel bu baax ñu teewlu ay kàddoom. calendrier républicain bi il faut que nécessairement ñu respecte par force kooku c'est-à-dire il y a des choses il faut que l'audit du fichier soit mené de telle sorte que les échéances puissent être respectées. Si jamais nous commettons l'erreur ba gaawantu audit bi daañu ñëw ba ñu taqaleel ñaari wala ñu bëgg a tëbal benn. moo tax opposition bi classe politique bi société civile bi il faut que ñu gaaw parce que laaj calendrier républicain c'est une chose mais def ba ñu mën ko tenir c'est une autre chose. Khalifa Sall loolu la yëkkati di ay kaddu Birahim ay élection yu nga xam ne kenn tëgg ko waaye nag moom mu ngay dànqaafu nee na ñu bàyyi xel bu baax li nga xam ne moom mooy fichier bi ndax bañ ku leen ci nax peut-être. li ko war a def c'est tout à fait normal. Khalifa Sall déggatuñu ko woon ci benn période bu yàgg. moom daanaka bi ñu dindee malaanu kiirlaayam ci assemblée nationale tëj ko fi ci kaso bi waxtaan ba génne ko ci ak yu ni mel. am na benn point boo xamee ne ba léegi lijjanteegu ko mooy. ndax mën nañ ko élire. ndax mën na bokk ci élection ndax mën na bokk ci élection muy moom muy Karim Wade. comme am ci profité gis nañu Karim Wade di bind 2 ou 3 fois ci diggante benn semaine. benn bi mu ngi jëm ci Thione Seck benn bi mu ngi jëm ci wàllum politique wax na ko ci manifestation yi donc foog ñu feeñaal seen bopp ndegam nag dëgg la naam faw ñu def lii di audit fichier électoral mais ànd ci ak. ñëpp ñi ci bokk ci élection yi wala ci opposition bi ak ci pouvoir bi parce que dañoo dem ba jàpp ni pouvoir bi dañoo bëgg a mool seen fichier électoral yemale ko ci seen bopp seet ñi ñu ciy dugal ak ñi ñu ciy seppi il a parfaitement raison ci côté boobu mooy ni 2021 la ñu nekk fii ak 2024 dina am ay ndaw yu am âge u voté foog ñu dugal leen ci bu fekkee dañuy dem ci ay élection locale nga xam ne war nañ ko amal 2021 la ñu waxoon
njort naa ni sax duñ ko amal 2021. mais war nañu xoolaat fichier bi ba nga xamee ni ñi war a mën a bindu pour bokk ci élection lañ ci mën a bokk parce que dafa am benn jeunesse émergente bu fi nekk boo xam ne ku ci nekk tamit am nga sañ-sañu joxe sa xalaat ci naka la ñuy doxalee ci gox-goxaan yi ak tamit ci boppu réew mi. ñu àddu jëmale ca Bignona ni ñu leen ko waxee ci ndorteel li responsable APR bi di vice présidente bu conseil départemental ba moom ci boppam war na ginnaaw waa APR dafa démissionné la ko waral nag moo di fitna ga nga xam ne moom moo fi amoon ak nekk nguur gi na musa doxalee ba sooke ñett ñu sa ñàkk seen ak bakken moom docteur Ndeye Gnima Goudiaby démb la doon amal ak jano taskatu xibaar yi ñu teewlu ko. xale yu bëri dee nañ ci fii ci Bignona am na ci ñett ñoo xamee ne ay bal lañu dee may wax ni lii daf ma métti ba tax na ba ma ne damay démissionné ci sama parti APR démissionné aussi ci ndombo tànk bi nga xam ne moom lañ ma jox ma nekk premier vice présidente bu conseil départemental bu Bignona. li ma leer ba leer mooy te loo xamee yàgg naa ko gëm mooy mën nañu politique ci beneen anam boo xamante ne nit ki di nga may cër sa nawle respecté ko xam ne yéen ñëpp ay doomu aadama ngeen. ñu desandi sa Bignona ak ki nga xam ne moo nekkoon Abdoulaye Mané ñu gënoon koo xam ci pa bi dafa jële woon ay gaañu ci manifestation yi ba ñu rawatle woon ko ca l'hôpital mu mel ni kon nag mujj na ñàkk bakkenam loolee démb la ñu jot xibaar bi sa diwaanu Ziguinchor lim nga yokku na 4 kon nag sa la ñu toll ñu nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan ci manifestation yi foofee sa diwaan ba ñu ànd Cheikh Abdourahmane Diallo. ci département bu Bounkiling ay ndongo daara nekk ci moyen secondaire bàyyeeko ci établissement yu Bona Diakounda ak Boungari ñoo ngi amal xeex pour ñu libérer seen professeur d'espagnol mi nga xamante ni ñu koy teg loxo depuis le mois de février bu weesu gannaaw bu mu participer ci benn manifestation bu waa Pastef de Bignona nekkoon di amal fan yile gannaaw njàng mi bu ñuy sooxe ci diwaan yile. ñu jégalu baax du élément bi ñu doon laaj du ñàkk daan ci dikkaat yeneen jotaayu xibaar Ousmane Tounkara doomu réewum Sénégal ba nga xam ne mi ngi nekk ci réewum États-Unis daan faral di yëkkati ay kàddu yu ñagas ak it ay menaces de mort yu nga xam ne daf kaan teg ci yenn ci ay autorité xam ngeen ne dañ jot ay xibaar ne kon teeni nañu ko jamono ji mi ngi ci loxoy service de l'immigration kenn mënu ko jot nag téléphone bu ñu sukkandikoo ci ñu ndaw la nga xam ne moo ñu nekkal ci États-Unis Mohamedou Seydi ñu ànd seex moom. bu dee ci site immigration américaine bi Ousmane Tounkara mu ngi ci établissement correctionnel Comté bi féetee Hudson fële ci New Jersey waaye bi leen woowee ba jokkoo gardien bi lim ñu xamal moo di téye nañ ko depuis le 9 mars 2021 waaye nekku fa moo ngi ak agent immigration yi boobu ba tey. Came in on the 9th, March 9th. He's not our inmate, detainee inmate. He belongs to detainee, like immigration hold. He's just housed here. li jëm ci wàllum Covid bi ñu xamal ne suñu xel mën naa dal waaye ba tey bëgguñoo wax li waral ñu téye ci xam dara procédure bi tamit kenn mënul xam ba tey ñaata fan la nar a jël jéem nañ ko jot nag si téléphone waaye kenn du tontu te ci page Facebook am nit yaa ngi posté foofu ay message de soutien am ñi ciy sax jiñ baaraamu tuuma gouvernement Sénégal bi duppee leen ay terroriste ñoom ñee mu doon Mohamed Seydi fii ci États-Unis jaajëf Mohamed Seydi moom Ousmane Tounkara xam nga ne kon ci internet bi daan jaarale ay li nga xam ne moom mooy ay message am internet bi ci boppam jamono ji ñu gis ne xibaar bu nekk lañu say dugal yenn saa ay xibaar yu nga xam ne ni mën a tàllum réew wala loxo daal gémmiñ boo ko déggee loolee moo di ay gis-gisunu chef bu service information ak communication bu Futur Média Jo Maron ne kon faw nag askan wi bàyyi xel bu baax nañu jëfandikoo internet bi donte am na ci ay logiciel yu nga xam ne ni mën na la may nga xam ne xabaar bi lu wér la am wérut ñu teew lay kàddoom. dañu nekk ci àdduna boo xam ne ku nekk da nga def sa bopp reporter da nga def sa bopp journaliste donc mu nekk loo xam ne lu garaaw a garaaw la faw nag ñu bàyyi ci ay xel mais nag warul tax ñu décourager ndax am na quand même ay logiciel ay jumtuwaay yoo xam ne am na fii kon yaakaar naa ne xëy na ni nga xamante noonu lañ ñu aayee di def ay information di ko jarale ci xarale yi ñu bari nekk ay manipulation am na ñeneen ñoo xam ne ñoo nga à côté di dimbale askan wi nga xamante ne xëy na seen xam-xam tolluwul noonu ñu taxawal ay application pour mën a vérifier ndax baax na wala baaxul. internet bi xibaar yu nekk lañu si dégg Jo Maron gis nga kàddu yum si yëkkati nee na faw nag askan wi bàyyi ci xel mën a ràññee xibaar bu baax bi ak bi nga xam ne nag wérut. xam nga maam dafa am ñaari façon ci internet bi ki nga xam ni sax xëy na dafay joxe xibaar bu dëgguwulu wala di def intox sax rafetul
déjà parce que mag la boo xam ni mu ngi wax te xam na ne li muy wax amul. yow itam mën nga am tey gu yegg ci xëy na di nga mën a ràññee ba xam lan moo ci nekk dëgg ak lu ci nekkul dëgg bu dee taskatu xibaar nga surtout doo précipité di wo sukkandiku ci ay jamono ji nga xam ni ku nekk daanaka directeur publication nga ci sa téléphone. mais du côté boobu kese mais beneen côté bi gën a doy waar. mooy saaga bi beneen côté bi gën a doy waar mooy nekk ci benn réew bu xaw a sori def sa ay vidéo di saaga ay nit. di taxe ay nit ay dëmm di leen taxe ay góor jigéen di leen wax lu la neex ci loo xam ne yow wóor na leen yow mi wax xam nga ni du dëgg te amul benn raison amul benn motif ki ngay saaga ki ngay xas dafa am doom dafa am baay dañu bokk réew mi ñun ñëpp fii la ñuy toog ci wàllu démocratie président Macky Sall wax Ousmane Sonko ni ko loolu duñ ko def amul mu toog politique def taskatu xibaar taxaw foofu la loolu mooy liberté d'expression liberté d'expression du saaga de du xaste du wax lu ñaaw du joxe info bu dul dëgg wax lu dul dëgg diffamation la injure publique nag xam na ñi ni yoon waajal na li mu ci waajal kenn du saaga bàyyu nit wala yaayu nit wala taxe ko góor jigéen nekk ci sa ginnaaw téléphone après nekk fu la neex te ñu bëgg leen def star wala ñu bëgg leen def vedette wala ay parti recruter benn salle def fa 10 ordinateurs recruter ay boy di leen neexal benn somme pour ñuy suivre journaux yi am ci télé yi ak rajo yi di yónnee ay message di saaga Birahim saaga Mansour saaga Sonko saaga Macky saaga kaneen xam nga loolu moo jëkkute jaadu loolu nag man bu ma demee ba ci cëppaandaw ji ak responsabilité ku ci mën di am damay boole yëpp def ko mu nekk responsabilité gouvernement bi nga xam ni moom am na sañ-sañu identifier ñooñu te am na mën-mën bi itam pour jàpp leen buñ ci sanctionné waat ci coono bi ñuy def ba teg loxo Assane Diouf mi doon saaga ñu indi ko fii coono bi ñuy def ba teg loxo Ousmane Tounkara xaw ma noonu la tudd. waaw Ousmane Tounkara. voilà pour indi ko fi Sénégal donc bu ñu defoon coono yooyu daañu mën a identifier itam xale yooyu nekk fii si biir réew mi di saaga bàyyi jàmbur yi ak ndey jàmbur yi di saaga itam ay kilifa di saaga sax même ay kilifa diine loolu mun nañu ko léegi nag seen responsabilité la kon ñu identifier ñooñu gis nga internet du fowukaay parce que fi ngay toog ci si benn poxos bu 4 mètres kese da ngay wax musiba boo xam ne àdduna bi yëpp dañu lay dégg malheureusement médiocrité bi nga xam ne sénégalais bëgg na ko mooy li tax pour nga nekk star pour nga nekk vedette defal ñetti vidéo yu saaga da ngay saaga ay kilifa boo saagaa ndey saagawaat ndey léegi nga am 100 000 abonnés et c'est très dommage. loolu foofu la réew bi toll mu ngoog liberté d'opinion boo ko waxee ñu yàq la musiba loolee jàpp leen ne kii di directeur bi Africa bu cabinet Access Partnership mu ngi koy ñaawlu dafa gis ne faw nag askan wi ci boppam xoolaat doxalin gi ndax yenn saa yi nit ki dana am position su bëgg ko wax di am la mu cay ragal loolee waxtaan la bu mu sekk ak Fatoumata Diop Babacar Sow ñu teewlu ko. waaye politique yi ni ñu bëgg na saxalee liberté d'expression ci mim réew nekk na nag lu ñuy naqarlu ab groupe d'intellectuels jàpp nañ ne nag faw ñiy soutenir seen ay leader daal di xoolaat seen doxalin surtout nag menace de mort yu ñuy nemmeeku ci yenn taskatu xibaar wala sax ay personnalité jamono ji. ñaawteefil man moo ma ci jaaxal moo ma ci bett ma naqaru ko lool parce que dëkk boo xam ne bari nañu jàng diine jiitu ci ñoom mën a argumenté mën a joxe seeni raison te kenn bañ leen ci bundu xataal bu ñu demee bay seet ne loolu nag ñu ngi koy salfaañe danañ artu rek ndaw yi ne leen mën ngeen wax ku nekk sa avis défendre ku la neex mais ñu teg ko ci rek teggin. bu ñu sukkandikoo ci Abdou Khadre Lo bokk ci ñi initié ab tribune la ñuy sàkku nag moom moo di rek waaye politique yi ñu woo seeni ay ñoñ ngir nag ñu ànd ak dal surtout ñu nekk ci réseaux sociaux yi. ñoom ñooy seetaan yenn ñoo war a wax seeni militant de façon bu leer nañ neen dem leen ci ay argument ay débat waaye menace ak saaga mu nañ ko teg ci suuf fi mu ne koo ci invité pour mu dem ci média da koy seetaat ndax bañ li nga xam ne moom lañ seetlu muy saaga yi ak menaces yi. toll nañ ci téeméer ak fanweer ak ñett ci ay personnalité universitaire avocat ba ci taskatu xibaar yu si Dakar AIBD nguur gi ni ki rek démb la ko doon rek waxtaane waat négocier waat ko kon nag léegi nguurug Sénégal mënees nañu wax ne moom moo rek yor lépp lu sexal wàllum actionnaire investisseur régulateur bu autoroute à péage Dakar AIBD 25% des actions moom ci ab loxoom la tegu ñu teewlu sax Tidiane Diallo ak Babacar Sow. autoroute à péage bi contrat bi dañ ko renégocier ndax lu ñuy fay dafa cher lool tey lañ doon signé protocole bi ak entreprise bi. signature bi nag tey dafa nekk loo xam ni bañ tàmbalee waxtaan bi yàgg na waaye suñ borom dafa def mu soog a sotti te bu sottee président de la république moo tax mu sotti
te sotti bi mu sotti comme nu ma ko waxoon ca njëlbeen maanaam njëriñu état Sénégal la. njëriñu nguuru Sénégal surtout ñu jaar ci APH bi poñ yu bëri xoolaat nañu ko te indi nañ ci ay coppite. tarif yi lu ñuy fay ci autoroute bi Dakar AIBD Diamniadio AIBD maanaam njëg li du yokk. fi léegi minimum 2025. ñaari contrat yi bu ci nekk dafa amoon maanaam ay nu ko doon calculer waaye léegi boole nañu ñaari contrat yi mu nekk benn. ci renégociation bi léegi nguuru Sénégal nekk na actionnaire investisseur te tamit bokk na ñiy réguler APH bi. kelage mu mel ni kon 1000 francs lañ jóge léegi négocier waat nañu ko ba léegi dinañ ci am 800 millions mu mel ni kon loolee peut-être xel mënees na cee daal de. waaw sant yàlla bu fekkee yegg nañu foofu. mais ci wàllu temps at yi ñu ko doon exploité itam ñaata at lañ ci yokkaat. parce que ci biir renégociation yokkaat nañ ci. yeneen 5 ans de plus mu nekk 30 ans. 5 ans parce que 25 ans. 25 ans la léegi mu nekk 30 ans. pour Sénégal doog ko moom. pour Sénégal soog ko moom. alors xamuñu bu ñu demaatee yeneen at ci kanam est-ce que dañu renégocier waat pour yokkaat ci yeneen at encore alors que war nañ ñu wax ñaata at lañ ko commencé exploité parce que bi ñu ko commencé ak léegi ci jamono nguuru Abdoulaye Wade la woon donc ñaata at moo desoon. donc wax nañu ko wax Sénégalais yi yokkaat nañ ci 5 ans rek donc ñaata at moo war nañu xam wax exactement 2025 wala 2030 kañ la contrat bi di jeex tàkk. ngir Sénégalais yi mën ko exploité waat mais xam nga maam lu xel mënut a nangu autoroute bu commencé Dakar yem AIBD ngay fay 2000 francs alors AIBD bu Touba muy autoroute bi chinois yi dafa 2500 ngay fay. loolu moo njëkk nekk problème AIBD ba Kër Ballalo 1500 ngay fay. xam nga loolu moo jëkk xaw a doy waar ci diggante Dakar AIBD gi. loolu benn la muy li tubaab li français yi di exploité. beneen bi ci des mooy Sénégal ak lu mu ndóol est-ce que eggul ci man-manu construire moom autoroute diggante Dakar AIBD bi loolu question la. da ngay laaj ba xam BRT li ci dem ci xaalis est-ce que mënut a defar loolu. ARTP est-ce que li ci dem ci xaalis xaj na foofu. ak terre bi laay wax est-ce que yooyu yëpp boo ko dajalee da nga naan. suñu kilifa yi dañu raté seen première négociation wala dañu amul volonté pour léegi daanaka Sénégal mooy def li ëpp ay doom ñoo fay liggéey bi ñu koy tabax ci suufam lañ ko tabax investissement yi itam daanaka lépp ci turam lañ ko décroché donc daanaka moom moo ko moom. mais mënu ko exploiter donc fan la problème bi nekk. dëgg ñun ak français yi ak suñu autoroute à péage bi surtout li gën a grave nee nañu duñ ko noppeeguñu ngir wàññi ko donte duñ ko yokk. mais dañ ko war a wàññi parce que AIBD Dakar 2000 francs c'est trop. mu nga comme ni nga ko waxee Mountaga Sy directeur général bu APIX nee na soxal nag njëgal dem beex dikk maanaam tarif bi amul ak yokkute waaye kenn du ko it wàññi pour le moment waxtaanaguñu si loolu yëpp mu mel ni moom xam na ko ni ki démb sa ndajama moom njiital APIX Mountaga Sy ñu jàll ci ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon. tàggat yaram bàkk ba ji Pape Mante Mbuub daal di teew mën a gan asalaamaaleykum. nakay tey. alhamdulilah yu tey. ñu ngi góorgóorlu waa Jam City. ñëpp a ngi lay nuyu. Parcelles Assainies bu baax a baax. mu mel ni kon TFC mu mel ni éliminé nañu ko ci Ligue africaine des champions bi. waaw en tout cas finalement daal aventure nag bu Teungueth FC fii lay yem gannaaw nag ba mu daanoo ni kii démb foofu ca Alger ci digganteem ak Mouloudia bu Alger benn bal ci dara nekkoon nag ñeenteelu bëccëg bu phase de poule bu Ligue africaine des champions waaye nag bu ñu teewloo kii di seen coach di Youssouf Dabo moom mi nag moo ngi xam ne waxtu bi nag lii di Ligue des champions bi tax na nag ñu gagné ci expérience bu am solo waaye nag seen objectif du lenn lu dul nag championnat bu Sénégal di fàttali ni Teungueth FC dese na ko nag ñaari jongante ci digganteem ak Espérance bu Tunis lay doon ni ki noonu tamit dina ci laale ak ñii di waa Zamalek. ñu àddu jëmale ci ñaareelu bëccëg maanaam deuxième journée coupe CAF bi Jaraaf war a jàkkaarloo CSS Sfax. oui tey lay doon kon bu nag 16h jotee foofu si stade bu Lat Dior lu génn bu Jaraaf bu Ndakaaru ci bile jongante gannaaw nag ba mu daanoo ci génn gu njëkk ci digganteem ak Étoile def seen kéem kattan ngir nag gën a mën a relancer wu ci boobule lu coupe bu CAF ñu teewlu kaddu kii di Cheikh Gueye mi tàggat ñi di waa Jaraaf bu Ndakaaru. liggéey moom lu bari si wàllu dugal ba nga xamante ni football moom boo dugalul tey jafe pour nga gagné moo tax si semaine bi liggéey nañ ak xale yi tàggat nañ leen si wàllu attaque ba nga xamante ni njort nañ ni suba
war na mën a dugal équipe bi di adversaire bi sans pour autant mu dugal ñu bit ba nga xamante ni. surtout boo jógee si défaite mais pression boobu ak lépp dañ koy boole rek def ko motivation xam ni tamit Sénégal nañ représenté xam ni Jaraaf nañ représenté xam ni dañuy fubal suñu dëkk kon ñu am beneen xaru kanam boo xam daan ko wane ba nga xam daan mën a am ndam si. mu mel ni kon tey ji la ñuy am 8e de finale Ligue européenne des champions. waaw kon nag tey la ñuy ndax képp lu jëm nag ci match 8e de finale retour Ligue européenne des champions bokk na si nag ñaari jogante yi ñuy xaar bu 20h jotee Chelsea bu ñoom Edouard Mendy ñoom nag ñoo fas yéene dalal ñii di waa Atlético bu Madrid foofu ca Stamford Bridge jàppale nag ci match aller ba Chelsea moom moo ko daanoon benn ball ci dara beneen jogante bi nag dina dox ci diggante Lazio bu Rome ak Bayern Munich bi nga xam ne nag moo yor raaya gi loolu tamit 20h lay doon waaye ñu jàpp ne nag Bayern dafa mel ne nag waxtu wi moom moo gën a nekk en pole position ngir nag mun a qualifier jëm ci wàllum quart de finale yi ndax ci match aller bi da ko daanoon ñeent ci benn kon nag ni ki démb Real Madrid moom jot naa nag qualifié ci quart de finale yi gannaaw ba mu daanee Atalanta bu Bergame ñetti bal ci benn but nag ñi di waa Real sax jàppal ne kii di Karim Benzema moo ko dugal Sergio Ramos ci penalty ak Marco Asensio colombien bi nag de Luis Muriel moom nag moo dugal but bu Atalanta bu Bergame kon ñu jàpp ne tamit beneen jogante bi doon dox ci diggante Manchester City ak équipe bi di Mönchengladbach Citizen yi nag ñoo mujjee am ndam comme ni ñu ko defee woon ci match aller ba ñaar la ñu dóoraat tamit ñii di doomu allemand yi kon ñu jàpp ne ñoom ñii di waa Manchester City jot nañoo tamit qualifié jëm ci quart de finale yi Mambay kon li moo fi gënoon fës jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. dig daje kon midi lay doon ci kàllaamay nasaraan incha allah ak Birahim Diadji Touré Birahim tey moom dinañ ko am moom. non tey dinañ ko sax commencé waat nañ ko amaat 13h si kàllaamay Koccaar. waaw kooku moom kenn ki la. dafa am borom. waaw ni ko Birahim doonee ci 12h bi noonu la ko doonee tamit ci 13h. mooy The King. waaw El Hadj Mouhamadou Mansour Diop jotaay xibaar yi ci 89.7 Zik FM bu 13h waxtee maanaam benn bu 13h jotee maanaam benn waxtu ñu jàll ci pàcc bu mujj bi soxal bi le jotaayu xibaar yéen a kaay xëy fësal ak El Hadj Ahmed Aïdara